tàggatoo ak sam papa yaakaar ni yëg nga li nga xamante ni moo di actualité bi yàggul dara li nga xamante ni dañ ko daan gis ci ay yonent wala nit ñi nga xamante ne yàlla da leen di yónni ñu daan ñëw di wane li nga xamante ni tey moo di ay kiraama wala li nga xamante ni tey suñu borom moo leen ko sant fan yi passé ñu gis ab sëriñ bi nga xamante ne génn na nag ne sénégalais day def li nga xamante ni tey moo di xar géej gi loolu tamit lan la ci Jamra taxawee Koukane waaw loolu man ay ree la ma def li tax ma gën ci ree sama xarit sama doomu ndey maa ngi lay saluer au passage Mouhamadan Fall alias 10 000 problèmes daf ko diir mbagg moom tamit dafa relever le défi nee na ko boo xaree géej gi man ma peinture asamaan waaw kon nag Koukane bàyyi naa ko ak suñu xarit 10 000 problèmes moom moo ñu représenté ci toolu xare boobu la voilà moo leen ci représenté mais su ngeen gisee li nga xamante ne ab yonent moo ko daan def tey nit ñëw taxaw ne tey moom day def loolu noonu loolu tamit ci taxawaayu mais am na lu gën a garaaw loolu nit ñëw fi woon ku jigéen nee na yonent la yéen traité ngeen ko amul keneen ki sant Diop ñëwat gis nañ ne yàlla ko yónni amul woon fii ci Kolda ñu defar fa benn kaaba ne dañ fay tawaaf Touba vers le mois de novembre amul ñu sol lu weex tàll ne dañuy tawaaf di wër jumaa ji te loolu sëñ Touba sant ko kenn Muxaddamatul Xidma jóg taxaw ci taxawaay bu ferme fitnaal leen jàpp leen ndax loolu bu jàlloon dinañu xëy rek daal di ne juróomi ponk lislaam yi di shahadaat waxtu yu juróom joxe azaka woor weeri koor ak aji makka di nga gis ñu xëy ni aji makka kat étape yi ci ne comme que benn étape bi muy tawaaf bi am na ñu ñëw def ko fii Touba di wër jumaa ji kon nag sànni jamra bi nañ ko toxal léegi yóbbu ko Tiwaawan kon ku amul paasu makka mën nga dem Touba tawaaf dem Tiwaawan sànni jamra dem Njaasaan daal di daw Safa ak Marwa kon dañuy détruire le symbole de l'islam moo tax maa ngi gërëm bu baax comité de vigilance yu Touba yi ñoo jóg dal ci seen kaw yóbbu leen ci yoon alors yu mel noonu nag je pense que dañ ko war a généraliser dans ce pays sinon dinañu désacraliser les 5 piliers de l'islam alors état bi itam am na ci taxawaay bu ferme ndax waaja teg nañ ko loxo ki doon wootee yonent Kolda voilà je pense que yëpp daanu na léegi Koukane rek moo fi des. moom ban taxawaay ngeen am ci yéen bàyyi naa ko yéen Jamra moom it kàddu ñu yëkkati ban taxawaay ngeen ci am. moom poids léger la. bàyyi naa ko ak 10 000 problèmes. ah comme da ngeen jàppee kàddu yooyu ay kàddu comédie. waaw jarul plainte. ay c'est comique. nañ ko bàyyi ak 10 000 problèmes 10 000 problèmes dana ko gérer. te miracle bi mu proposé sénégalais nag nee na bésu Tamxarit moom dafa dëggal ba xam ne bésu Tamxarit da koy def. dina ko xar de. moo tax maa ngi gis waa Sénégal. wane ko nag. benn vidéo bu gàtt daal. moom nee na bés tam Koukane est actuellement en pleine préparation à Soumbédioune. pour préparer le xar géej national. waaw nee nañ keroog da doon balance. comme ni artistes yi di balaa ñu ci ko seen li ñuy testé xool ndax son bi baax na ak yooyu keroog dafa mel ni da doon balance xool ndax yoon bi mu war a xar baax na. man de bu boobaa. su ma amee jot. danaa dem seetaan yi. parce que ndax décompressé tuuti quoi déstressé ndax xam naa ne ay ree yu dul jeex dana fa am. voilà bëri na ay jeunes yoo xamante ne dañ nañ ma ñu ngi ak seen i moto mais dañ koy remplir essence ba mu fees parce que bu Koukane xale rek ñoom dañuy profité génn Sénégal. daal di def barsax wala barsax voilà kon daal defe naa ci ñuy wootee diine yëpp di wootee yonente moo ci gën a rigolo. ba tax na moom ñun Jamra ay ree la ñu def. waaw duñ ko yëkkati di ko teg fu mu teguwul. c'est un comédien. au même titre que les autres. moo tax na ñun délégué nañu 10 000 problèmes parce que nee na ko boo xaree géej gi man dama def sama kiraama bu rëy ñu ne ko ban kiraama mu ne danaa peinture asamaan si. ba pare yor potu peinture am ak pinceau. kon de Pawlish Mbaye moom it nee na moom it day xar suuf si moom it am na yeneen naataango yu ko taxawee. voilà léegi nag xam naa li may tëjee rek mooy. di gàcce ngaalaama Sénégal. parce que France dàq na leen. dans la liste des pays considérés comme sûrs. parce que xam nga dafa am benn structure bu nekk en France bu ñuy wax OFPRA. office français. pour la protection des réfugiés. et des apatrides. wala boog des ressortissants et des apatrides. ñoom dañu am benn base de données d'une quinzaine de pays 16 exactement. boo xam ne dañ ci classé dëkk yi nga xam ne njorte nañu ne. démocratie nga fay dox. te les minorités sexuelles ñu ngi leen di respecté Sénégal ci liste boobu la bokkoon. alors deuxième njariñu liste bi. mooy l'industrie touristique française. daf leen di permettre d'orienter les touristes français vers des destinations dites sûres. troisième bi
kooku c'est pour la répression de l'immigration clandestine. Alors ñoom bu ñu jotee des demandeurs d'asile. dès l'instant que bokk nañu ci benn ci pays sûr rek. ñoom duñ ci dawal yërmande dañu ne daal c'est une demande farfelue. daal di enclencher la procédure d'expulsion. boo xam ne bii avant même. nit ki di introduire le moindre recours. donc dès que demandeur bi signifié nañ ko. le rejet de sa demande. en première instance. avant même l'introduction éventuelle d'un recours. alors ci la ñu lay embarquer yóbbu la. voilà parce que bokkoon ci liste boobu. moo daan may France loolu dañ nañ kii li muy wax amul. nañ ko expulsé léegi nag jataay bu rëy bi amoon Obélisque le 23 ba mu amee. tas na ko une cinquantaine. lobby homosexualité uti avocat. daa di dal ci kaw OFPRA. ne ko yow Sénégal bi nga dugal dans la liste des pays sûrs mérité wuñu ko xanaa gisuloo lii gisuloo image yi. gisoo ñi ngi fitnaal góor jigéen ñi. waaye OFPRA conseil d'administration bi daal di leen opposer une fin de non recevoir. les avocats des lobbies homosexuels daal def recours auprès du conseil d'État. alors barke démb àjjuma ci la leen conseil d'État jox dëgg. le 2 ne leen vous avez raison Sénégal nañ ko génne ci liste bi kon génne nañ ñu ci liste bi dugal ñu dans la liste noire. ñu dem fekk ici le Ghana et le Bénin. ne nañ Sénégal dëkk bu bon la boo xam ne may ñu jàmm góor jigéen ñi. loolu kuñ ko wax. da ngay jullit am iman da ngay war a sant yàlla. voilà kon ñoom ñu ngi defee ne dañu dégradé dañu damm suñu dara au contraire. aux yeux de Dieu. bi nga xam ne ci téereem bu tedd bi tëgg na ci fukki fatwa ak juróom benn. suratul Anfal suratul Ankabut suratul Uhud suratul Anbiya yi di rëbb borom ñaari tur yi. ñu ne Sénégal yow ndekete ci ñiy rëbb borom ñaari tur yi nga bokk. kon nag dañu lay génne dans la liste des pays sûrs dugal la dans la liste noire. ñoom ñu ngi defee ne dañuy def lu ñu metti au contraire. ñu ngi féexal suñu xol la ñuy gën a dal. macha allah ñu ngi gën am yaakaar ci ngërëmal borom bi ndax suñu borom nee na moo gën a yées. ci xeetu bàkkaar yi. rawatina wan na ko askanu Lot. wan ko askanu yonent yàlla Ibrahima. ndax alag na leen. effacé leen de la surface terrestre. waa kon ci gàttal. ñu ngi delluwaat sant waa Sénégal Buzz. di baalu ak seen téléspectateurs yi. ci simili yi ñu coppati ci seen jot. di ñaan suñu borom laaj ak tontu yi ñuy seq ak waa Sénégal Buzz. mu jariñ ñi ñun. jariñ tamit mboolem téléspectateurs yi. yal nañu suñu borom dàqal Sénégal seytaane. amiin amiin yal na suñu borom ñot di fanu suñuy kilifa diine. amiin kilifa diine yëpp laa wax nag. ahlul sunna ahlul tasawuf. ahlul bayti yal na yàlla def yaakaar bi. ñi nga xam ne ñoom la leen yàlla nattoo ñu njaboote leen. yàlla bu seen yaakaar tas ci ñoom. yàlla na yàlla dàqal Sénégal seytaane. def jàmm ci réew mi. te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internetu Sénégal Buzz 221 nii lañ ko dalalee woon rek ngir waxtaan ak moom ci li nga xamante ne nag yëngu-yëngu la ci réew mi di actualité rawatina nag mu doon ay mbañ yi nga xamante ne nag ñun réew mi ñu ngi koy bañ Imam Makhtar Gueye lañ leen dalaloon mbokki di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf. lu jëmm ju tedd ju day ni sëñ Babacar Sy Mansour signé na pétition bi. jëmm ju tedd ju day ni sëñ Mountakha Bassirou signé na pétition bi. ak yeneen xalifa yëpp Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye. voilà kon nag looloo tax nag. surtout bu fekkee dañ ci toftal ay taxawaay. yoo xam ne dafa leen di yemale. pour ñu xam ne que moomuñu nit ñi. ba ku ci def na ko si dul noonu. ñu saisir procureur. mu teg la ci yoon. alors ñoom tamit ba ñu demee ba gis ne am na ñaar. ñu doon def. acte LGBT parce que góor a góor di fóonante même bu dee doo góor jigéen yëfu góor jigéen la. alors ba caaba féete leen ginnaaw. kon nag c'est normal. ay góor jigéen yu bari mu naqari leen ñu dem ci réseaux sociaux yi di saaga. te man yàlla dimbali na ma dama leen piégé. bi fi sama doom amee problème. te góor jigéen yi lalal ko plan sosal ko ba mu jur coow loo xam ne bu ñu bëggee dellu siwaat ci mbir mi ça va être ça va nous sortir du sujet. alors j'ai fait exprès wax ne xale bi dès la fin de la semaine en partenariat avec Baba Aïdara. dama koy exfiltrer génn ko yóbbu ko États-Unis góor jigéen yëpp gëm ko nag di ko xaar. je m'attendais à ça. pour que bu ñëwee ñu lalal ko ay pexe dugal ko ci yu bon photo ko def ko ci réseaux sociaux yi ne voilà. moom mi woote valeur doom ñoom ñëpp ñuy xaar man nax leen nag retenir xale bi. demul
waaye naka lañ leen attaqué jàppa ñaar góor yi doon fóonante acte contre nature ñu tëj leen kaso góor jigéen yi jóg nag waaw doomam jaa ngi fi États-Unis di am fukki far ak juróom-ñaar ci ay nasaraan di def yu bon xale baa ngi fi toog ma génne ko ci réseaux sociaux yi gars yi ne ma ne xale baa ngi fii mësul dem bitim réew Gambie bii sax xamu fa elle est ici au Sénégal elle se porte bien et elle poursuit ses études dans la tranquillité su ko defee nag sosu góor jigéen yëpp dal di màbb voilà kon nag pour revenir ci wax ji yàlla dafa dogal Wally Seck bi mu tàmbalee jéego yi muy def ba coow di ko ci fekk Jamra jëkk yëkkati kàddu ci wàllu mbokkoo ci wàllu njaboot ndax baayam ku ne kenn réerewul mbir ne dafa am kóllëre bu dox digganteem ak Jamra mu di Thione Seck en 1995 boobu Wally ngi am juróom-ñeenti at xam naa mu ngi woon école primaire baay bee sol dal la ñëw ba siège u Jamra dal di nekk Latif lay seet boobu mag Latif ñu ngi ci beneen bureau bi di waxtaan ñu ngi dégg baatam ñu daal di génn ñun ñaar parce que il avait appelé waxoon ne dina ñëw comme que Thione dafa mën a kaf te diggante sekkeen Thione Seck ak ngéyeen ay kal lañu avant Latif di ko jox loxo mu ne déet balaa ma lay jox loxo il faut que ma vérifier ndax añ nga waaw parce que ngéyeen moom bu añul loo ko mënti expliquer day dugg ci nopp bi génn fii alors Latif di ko tooñ moom tamit nekk ñun day tur yàlla la ñuy dundee bref ñoom ñu kafante Thione ne ko dama tàmm bu may lancer sama single bu bees clip bi def promotion bi damay koy tourner ci ay plage ay boîte de nuit ak yeneen béréb waaye dama defar benn single jagleel ko ngën ji mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ruus naa di ko tourner ci ay béréb yu ordinaire sama xel dem nag ci Ad-Dawa benn école coranique la bu nekk ci biir siège yu Jamra comme que place su tuddukaay yàlla la ma ne woon daal boo leen ma ko may Latif ne ko bul eggali bëgg nga yonent bi waaye du ma nangu nga gën maa gore du ma nangu nga gën maa bëgg yonent bi kon jëlal lu la fi neex nombre de classes de locaux yu na fi neex temps boo bëgg nga daal di tourner sa clip soo bëggee sax dinaa jox xale yi congé 3 jours 4 jours une semaine le temps mu ne déet ëpp jot ne ko ëpp naa def dama soxla xale yi parce que j'ai besoin de figurants moo tax boo xoolee clip bu Thione Seck bi ba léegi boo duggee ci YouTube da ngeen di tàppee Thione Seck Rasoul clip bi bu génnee di ngeen gis ca fin ba Thione Seck am na ngor gu day ni daal di gërëm Jamra daal di ne le Ramadan et Thione Seck remercie l'ONG Jamra d'avoir mis ses locaux à sa disposition wax ju rafet kon booba la ñu amee coloré ak Thione moo tax bi doom ji defee toj en janvier 2016 di fi lancé saag boo xam ne saagu jigéen la te ña ko lancé du ñu ay nit ñu baax particulièrement Kanye West bi nekk États-Unis kenn sosalu ko parce que dégg naa benn Faramareen waxi dof naan ñu ngi wax naan kii Kanye West moo signé contrat avec le diable waxuñu loolu dañu ne Kanye West boo demee dans sa page Facebook moo waxal boppam ne man Kanye West Illuminati laa Illuminati mooy lan mooy kuy xeex diine mu dolli ci ne j'ai conclu un pacte avec le diable Kanye West mooy wax ba tey ki fi lancé sac bi Wally bëggoon lancé fii yamul ca loola clipam yi toujours ca fin ba am na benn slogan buy défilé mu ne I sold my soul to the devil j'ai vendu mon âme au diable maanaam man Kanye West sama ruu gii jaay naa ko Iblis kooku mat naa roy waaw kooku nag saagam boobu moom la Wally sol mun na muy commencé di jur musiba ci dëkk bi xam nga affaire fans rek fans dafay xër n'est-ce pas lu idolam def mu bëgg ko toppandoo jusque dans les moindres détails bu tisoli sax mu tisoli moom ñoom kenn mun leen condamné mu am benn fans Wally Seck langal saag bi dem fii ci mbooru Liberté 6 les 2 voies doon doxi soxlaam romb benn groupe mécanicien rek xale yi gestu góor jigéen la dóor leen dañ ko dóor ba dañ ko yóbbu ci sami municipal loolu àq la sa naataango Ahmed Aïdara benn émission tës la xaw ma moom itam mu nettali lu ñaaw lu mel noonu kuñ ko def fii ci wet yi dalal jàmm ndax simplement dañ ko fekk ak sac bi dóor ba amatul njariñ ci laa woo njabootu Wally Seck ñu ne ma nag dafa tukki ma ne leen nag na ngeen wax ak moom saag bi mu ngi indi fitna ci réew mi te amu ci droit
xëy na moom jublu ci woon lii mais comme que mu ngi indi des signes de trouble à l'ordre public ñu daal def déclaration ak point de presse ne ko kon ñu ngi sàkku ci moom na ko sànni alors yàlla dogal ci semaine boobu ci la jógee voyage fekk mu programmé woon fii ci Grand Théâtre ñun taxuñu daf ko programmé woon de longue date benn concert mu daal di def acte bu rafet il faut le dire nit boo dalee ci kawam mu def effort pour jubbanti ko da ngay am honnêteté morale reconnaître la mu def mu daal di def geste bu ñu rafetlu jël sac bi ñu def ko gros plan ci télévision yi mu dagg ko 1000 morceaux coow sac bi jeex waaye dañ ci teg diir bu gàtt juillet 2019 mu def toj bu gën a garaaw sac bi booba Sénégal ngi am ndam ci Rwanda wala Ouganda moom muy def mu maye un concert gratuit boulevard Général de Gaulle sol le t-shirt arc-en-ciel te lu waay gàtt xam nga ni c'est le symbole de ralliement par excellence de la communauté LGBT mondiale foofu coow li nekkul ci dëkk bi réseaux sociaux yi nekkul ma woo seen kër jot yaayam soxna jaaga ñu ngi koy gërëm soxna su baax woon naa ko keroog di ko yeesalaat suñu njaal ci Thione Seck yal na yàlla yeesalaat yërmandeem ci moom mu ne ma mu ngi nelaw waaye su paree dana la woo bu mu paree bi ma raccroché ak yaayu waal yi ma jot soxnaam ay dara donc di ku baax alors wax ko suñu njaqare ci affaire t-shirt bi waaye moom moo ma wax ne ndax dëgg la ak du dëgg su ma yoon newu ci waaye noonu la ma ko waxee nee na moom ci boppam moo jël ci placard bi t-shirt bi ne waal yi comme que fii nga jëm dafa tàng te mois de juillet la ñu ne alors na nga jël t-shirt bi waal yi yeewu ñu jokkoo jàmm sante